bismillahi irrahmani irrahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalaamu ala ashrafil mursalin sayyidil awwalin wal akhirin sayyidina wa habibina wa shafi'ina wa nabiyyina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa radiyallahu ta'ala an qutbil aarifin wa imam as-siddiqin abil abbas ahmad ibn muhammad at-tijani wa khulafaihi al-muhtadin wa li tariqati al-faizin ar-rabihin xaasatan saaxibul kitaabi sayyidi wa qurrata ayni salaahuddin wa jamii ahbaabihi wal mutaalliqiin amma ba'du. ginnaaw bi ñu sant yàlla jul ci Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci jotaay yi weesu gisoon nañ ci wàllu borom bi subhaanahu wa taala àdduna yi nga xamante ne moom la defal doomu aadama gisoon nañ maanaam gisoon nañ ne am na àdduna bu ñuy tuddee ruux gisoon nañ ni am na lu ñuy tuddee bakkan gisoon nañ ne am na lu ñuy tuddee yaram gisoon nañ am na lu ñuy tuddee xol gisoon nañu wàllu li nga xam ne moom la ñuy tuddee sujudul qalbi maanaam xol bu sujud en fait xam nga xol comme niñ ko gisee ci jotaay bi weesu wala boog yi ko jiitu alhamdulilah wallaahi alhamdulilah na mooy day jàllar bi c'est-à-dire que dafa nekk loo xamante ne day fluctuer wu day varier di osciller di changer maanaam di jóge ci benn état dem ci beneen état jàllar bi ko googu muy jàllar bi ko di jóge ci yenn xaal yi dem ci beneen xaal jóge ci yenn jikko yi am yenn melo yi dem ci yeneen loolu moom moo tax ñu tuddee ko lan xal bu xol et que day sujjóot maanaam day dem ba stabiliser wu ci lu baax kese loolu nag su xësee ba am maanaam loolu la ñuy tuddee alfanaa maanaam stabiliser wu bi muy stabiliser wu ci lu baax kese stabiliser d'ailleurs li ñuy tuddee baqaaw nag mooy stabiliser wu boobu mu stabiliser wu ci lu baax loolu bu demee ba miin ko maanaam ba nga xamante ne day nekk naturellement ci moom am na day dox maanaam day wëlbatiku maanaam nekk lu naturel nga xamante ne amul benn xeetu soppeeku gu ci am wala benn xeetu maanaam c'est comme si du lu bees ci moom lu naturel lay doon ci moom loolu mooy baqaaw mooy sax gi mu sax ci mbir boobu maanaam moom mooy fanaa ul moom la ñu tuddee fanaa ul fanaa moom mooy albaqaaw maanaam jeex gi voilà mooy albaqaaw maanaam kon tekkiwut ne comme fanaaw tekkiwut comme ni nga xamante ne noonu la ko ñenn ñi fooge mooy nekk nit koo xamante ne sam xel du fi nekkati ngay wax waxi doof ak yu demee noonu déedéet loolu tekkiwut loolu fanaaw lii la mooy bu demee ba xol bi sujjóot maanaam sax ci li nga xam ne moom mooy melo yi nga xam ne ñoom ñooy melo yu rafet yi maanaam fanaa u mooy jeex mooy extinction annihilation mooy jeex maanaam nit ki dem bi muy dem ba nga xamante ne day dem ba ci meloy borom bi subhaanahu wa ta'ala bu dee jeex ci borom bi loolu lay tekk mooy meloy borom bi day dem ba dissoudre ci wala boog bu fekkente ne ci yent bi la sallallahu alayhi wasallam mooy day dem ba melo yent bi sallallahu alayhi wasallam maanaam ak nekk maanaam jëmmam ak ay jikkoom ay doxalinam day dem ba dissoudre ci loolu de telle sorte que lépp loo xam ne moom jikkoom la moom dootu ko yorati da koy bàyyi teg ko ne mais jikko yent bi sallallahu alayhi wasallam ñooy mujjewul ba ci ko nekk ay jikkoom moom loolu moom mooy jeex na ci yent bi sallallahu alayhi wasallam loolu nag day ànd ak benn mbëggeel ak cofeel goo xamante ne ju sax lay doon ju wér lay doon ju tar lay doon dañuy ànd sujjóot xol xaqiqatan li koy waral mooy comme li alquran wax alquran dani ala bi zikrillahi tatma'innul qulub tatma'innu baat boobu li muy tekki mooy day dal maanaam day et stabilisé wu
al itminaan mooy stabilisation ak dal mooy quiétude non du quiétude kese mais stabilité donc loolu mooy xol bi nga xam te ne dafa mujj nekk ci situation boobu loolu nag pour mu am loolu moom mooy sujjóotu xol loolu pour mu am yàlla nee na ci zikkar kese lay amee ci tudd yàlla ci tudd yàlla kese lay amee maanaam nit ki kon day daal di mujj bu xolam sujjóotee li muy tekki mooy moment bi nga xamante ne xol bi léegi day mujj tout le temps ci yàlla lay ne maanaam yàlla rek lay wax yàlla rek lay tudd yàlla rek lay fàttaliku yàlla rek lay xool yàlla rek mooy nekk objectif am maanaam voilà loolu mooy stabilisé wu na loolu moom mooy ci la dale loolu nag su amee nag nit ki day daal di li ñuy wax bakkan maanaam ego l'âme charnelle l'ego day daal di lan day daal di fay day am extinction bu muy am mooy day fay extinction boobu moom la ñu tuddee alfanaa encore maanaam xol maanaam bakkan bi fay gi muy fay ba dootul exister ti loolu la ñuy tuddee alfanaa bu boobaa day découvrir ne moom yaramam maanaam day gis ne xol kiiwam yaramam moom mooy àdduna bu yaatu bi mooy ardullahi waasi xam nga alquran dane xam nga bon alquran daf ñuy defal ni ñu jaamu yàlla parce que mu ne inna ardullahi waasi suufa si yàlla si dafa yaatu mooy yàlla suufam si dafa yaatu mëneef na koo jaamoo fu ne maanaam amul benn place rek boo ne fii rek la ñuy jaamoo yàlla suufam si dafa yaatu mais suufa si yàlla su yaatu soo sax dafa am ñaar dafa am bi nga xamante ne mooy bi ci biti nii bii bu tuuti la mooy bii nii ñuy gis maanaam la terre ferme bii ñu xam ñun avec bu ñu waxee terre wax Mars wax lune wax soleil terre boobu lay wax maanaam suuf soosu maanaam wax suuf wax asamaan suuf soosu yaatuwul suuf soosu dafa maanaam ànd ak li muy yaatu yépp dafa tuuti par rapport ak beneen suuf si mooy yow sa jëmm moo tax jaamu yàlla yaa ngi koy mun feek yow yaa ngi ci sa biir jëmm maanaam feek sa ruux mi ngi ci sa jëmm c'est-à-dire que sa ruux jaamu yàlla yi ko yàlla digal yépp ñu ngi ko koy digal moment bi mu nekkee yow ci sa jëmm jooju moom mooy suuf si yow sa jëmm ji di ngay gis ne moom mooy suufa si yàlla su yaatu si mboolem moo tax mu jël mboolem xeetu jaamu yàlla yu existé yépp mi ngi possible rek feek rek mi ngi yàgg ci sa biir lan jëmm boo demee ba tàqali ko sa jëmm rek loolu la ñuy tuddee lan dañuy daal wecceeku dee ñu daal di lay jël nga suul acca sa lépp arrêté comme li ko xadiis bi waxe mooy mu ne bu di doomu aadama iza mata ibnu aadama inqata'a amaluhu dégg nga doomu aadama bu génnee àdduna bu deewee rek jëfam yëpp day daal di dog ba mu des ñett mooy xadiis bu siiw boobu mais loolu noonu moom mooy xaalu awami mooy le commun des mortels amma wa ahlul itlaq amuñu loolu comme niñ ko gisee woon mooy ñan mooy yenent bi sallallahu alayhi wasallam ak ñi nga xamante ne dañoo jeex ci yenent bi sallallahu alayhi wasallam ñoom amuñu loolu ñoom seen maxaama seen ay day continuer seen yëkkatiku day continuer ñoom temps bi régiru leen ci dara ni espace bi non plus dégg nga kon loolu mooy maanaam kon mooy extinction ba léegi nag sa yaram bi moo tax sa xol bu dalee maanaam mooy bu sujjóotee bakkan bi day daal di dee ce qui veut dire que li ñuy tuddee bàkkaar dootul génneeti ci yow maanaam loolu xeetu yu bon yeeg yu parce que amatoo lu bon lu baax rek nga am lu baax kese nga am
yàlla nañu yàlla may loolu barke Rasulullah sallallahu alayhi wasallam moo tax même en fait nit ki bu génnee at bu kiiwee sax dina comprendre maanaam loolu xaal boobu bu ci yeggee day am loolu la ñu tuddee fatxu tamit fatxul akbar bi loolu la ñu koy tuddee mu fatxu bu mag bi parce que après da ngay daal di mën découvrir mboolem univers yi àdduna yi li ngay gis ne ndekete yow lépp yow la en fait yow yaay àdduna bi yow yaay àdduna bu mag bi du keneen yow la te da ngay gis tamit ne en réalité àdduna bii nii en fait àdduna bi univers bi ni mu mel ñun liñ ci gis ni loolu partie bu ndaw la maanaam ba ci ñun li ñu xam mais lépp boo gisee da ngay gis ne mook yow yenn nuru maanaam en fait yow univers bi nga en réalité ah waaw en fait non univers bi sa copie la yow yaay bu mag bi mais moom mooy bu ndaw bi soo gisee univers bi nii ba transcender ko lépp nii da ngay gis ne ndekete univers bi yëpp ci sa biir la ne yow li ngay gis nii que ni yow yaa nekk ci biti nii loolu c'est imagination la en fait tawahum la mais yàlla nañu ko yàlla découvrir loo ñun ñëpp waaw xaal la boo xam ne bu yéeme la. boo nekkee yow da ngaa dugg ci sa biir. xam ne yow yaay àdduna bu mag bi. suuf soosu nekk ci sa biir moom mu tudd. non mooy sa yaram moom mooy suuf su mag si boo ko découvrir di nga découvrir ay xeeti xam-xam yoo xamante ne parce que en fait xam-xam yi maqaama bu ne bu nit yegg bu nekk dafa am xam-xam yoo xamante ne yooyu la fay découvrir yu bees yoo xamante ne bokkut ak ya mu xamoon avant loolu moom moo tax ñi nga xamante ne découvrir ñu xam-xam yooyu noonu c'est parce que niveau bu baax lañ ne mais booy commencer yéeg ci niveau yi da ngay commencer découvrir xam-xam yi et que maqaama boo weesu dafa am xam-xam yu spécial yoo xam ne yooyu ngay découvrir foofu nag maanaam bu kii boobu amee noonu fatxu boobu noonu ñuy wax su amee da ngay gis ci sa biir yow ay xam-xam yoo xam ne maanaam da ngay découvrir ne au minimum dina am 70 000 xam-xam yoo xamante ne moment boobu nga koy découvrir maanaam bu ñu waxee 70 000 xam-xam tekkiwul ne 70 000 connaissances déedéet wala ay éléments déedéet du loolu li muy tekki mooy comme bu ñu nee sociologie xam-xam la psychologie xam-xam la physique xam-xam la mathématique xam-xam la droit xam-xam la lan et cetera am na ay xam-xam maanaam économie xam-xam la gestion xam-xam la informatique xam-xam la électricité xam-xam la waaw day duggaale ci physique et cetera wala yu mel noonu maanaam ay xeeti xam-xam la yooyu découvrir 70 000 waaw 70 000 loolu mooy juste rek moment boobu noonu ngay ngay découvrir suuf su mag si maanaam suuf su mag si mooy kan voilà suñu fas yàlla su réussir ci nga koy découvrir loolu du l'importance gis nga dégg nga mu ne kon li mu wax ne waaw léegi mu ne kon Sahl ibn Abdullah at-Tustari radiyallahu anhu kon moom maanaam bi ko xew-xew boobu daal ak xew-xewam boobu comme nettali nañ ko nga xamante ne bi mu amee 6 ans léegi bi muy doog a sóobu ci yoonu yàlla am 6 ans ci la ñëw ci la gis xolam sujjóot après mais gis ne xol bi dafa sujjóot mais yëkkati ko wul muy wër di laaj waaw moom xol moom bu sujjóotee moom ndax dana yëkkati ko
waaye amuloon ku ko tontu ñu koy tegtal ab sëriñ ba bu ñu ba tegtal ko sëriñ boo xam ne moom xam ne tontu bi mu laaj ko mu ne ko ilal abat ba faww ba faaw mu daal di xam ne mu daal di takkook sëriñ boobu ànd ak moom tarbiya maanaam nekk ak moom ci yoonu yàlla am sëriñ bi jàppale waat ko encore parce que loolu moom moo tax degré spirituel yi nit ki bu yeggee même yenn niveau spirituel yi day soxla tamit keneen ku ko supérieur ñëw jàppale ko contrairement à lu ko ñu bari foog ñu bari dañ foog ne dafa am yenn niveau yi moom boo fa tollee moom yow moom ab ay taalibe rek ngay am dootoo amati sëriñ alors que xaasha wa kalla affaire bi demee noonu de boo yeggee yenn niveau yi parfois da ngay soxla keneen ñëw jàppale la mais loolu jarul sonn gis nga yenn niveau yi bis boo ci yeggee yenn niveau yi Yonent bi sallallahu alayhi wasallam mooy ñëw jàppale la ñëw ne la waaw léegi yegg si nga fii léegi pour le reste nag man danaa la jàppale ba nga yegg place sàngam ak sàngam aywa commencé la di dugal ci yow xam-xam yi nga xamante ne ñoom ñooy dëppook station spirituelle maanaam maqaama yi nga xam ne foofu ngay tollu di dem ngay continuer soit Yonent bi sallallahu alayhi wasallam wala Sayyid Ahmed Tidiane radiyallahu anhu wala ñu boole la koo xamante ne kooku moom mën na da koy def ñu diw demal am na benn ku nekk fële ku tudd nangam demal nga jàppale ko demal nga di jàngal ko nangam ak nangam ak nangam ak nangam ak nangam ak nangam ak nangam mu ñëw jàngal la ko yëkkati la tamit wax la ci voilà mbir moom moo tax jarul yàkkamti jarul sonn jarul kii li ëpp solo mooy ñett mooy bu njëkk bi mooy as-sidqu dëggu sincérité être sincère d'abord ak honnête loolu moom mooy première chose deuxième chose bi moom mooy al-mahabba mooy cofeel bi sopp dëggu ci bëgg gi nga bëgg yàlla Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak Cheikh Seydi Ahmed Tidiane radiyallahu anhu bëgg loolu nga dëggu ci ak voilà maanaam sopp cofeel gi wér gu sax guy dolleeku gu yokk gu tar gu leer gu wóor gu dëgër ñetteel bi mooy ashukr ngërëm di sant di gërëm tout le temps di sant yàlla di ko gërëm jeex na nga sax ci loolu tout le temps li nga wax dëgg yàlla compliqué jeex na ñett yi rek la ci ku ko yàlla yombal de ci ku ko yàlla yombal yomb na trop yàlla nañ ko yàlla yombal ndax moom lu mu yombal rek moom mooy yomb waaye lu mu jafeñal mu jafe ah sant be ngërëm gi yombul mais dëggu gi sax yombul dëggu rek sincérité dëggu être véridique boobu rek yombut mais yii yëpp bu ci yàlla yombal mu yomb ba pare tamit maanaam bul jàpp ne tey ngay am niveau bi gën a kawe ci loolu déedéet dangay yéeg ndànk-ndànk ndar xëyul xëy sotti ndar xëyul xëy sotti ah waaw rawatina Dakar voilà ndànk-ndànk rek lañuy jàppee golo ci ñaay ah voilà mu ngoog voilà baawa tax Rufisque sori mu ngoog waaw donc yooyu yëpp kon waaw kon loolu yooyu nit ki
moo tax yooyu noonu ñett yooyu ak loo mën di def ak ci loo mën nekk insister ci ñett yooyu nga jàpp ñett yooyu nga fexe ba incarner leen selon niveau bi nga koy incarner ci la sa évolution di gaawe ci lay yombe ci lay rattaxe ci lay woyofe voilà mais ku munul loolu mu vieux doo gaaw a dem c'est-à-dire que mbir mi du comme ñu bari luñ foog du loolu ñu bari dañ foog ne di bari looy julli looy woor looy sikkar looy ci naam yooyu yëpp bari na njariñ yooyu maanaam yooyu mais ñi ngi am doole su fekkente ne ñett yi ñi ngi fi su fi ñett yi nekkee ci la yooyu di amee doole c'est-à-dire que tuuti ci yooyu da lay yóbbu fu sori alors que su fekkente ne yooyu maanaam ñett yi nekkuñu fi lu bari ci yooyu du la yóbbu fu bari du la yóbbu fu sori maanaam en gros du rëyaayu oto moo am solo pour mu mun gaaw déedéet mbaaxaayu moteur bi la mais rëyaayu oto tax ko bari solo léeg-léeg sax mën na nekk handicap waaw puissance oto kenn du ko nattee ci rëy na wala tuuti na waaw li ëpp solo lool la voilà wala rafetaayu oto rek déedéet biti bi rek rafet rek taxul mu baax léeg-léeg mu rafet nii te du ko tax a baax mais comme voilà comme ni sëñ Baal nee na comme jigéen ñi rafet rek taxu koo baax waaw non c'est waaw non waaw voilà grand Baal la grand bi waaw waaw nee na waaw waaw dégg nga donc kon loolu lu mat a bàyyi xel la voilà loolu lu mat a bàyyi xel la léegi nag sujjóot googu ñu doon wax na maanaam état boobu ñu doon ñu doon maanaam ñu doon expliquer di leeral ba boobu ba léegi nii mu ne woo madaaru wër lii wër-wërloog haadi tariqat ci bii la yoon mooy yoonu yàlla ala haadi sajdatu mi ngi ci kaw bi leen sujjóot alqalbiyat ngay aju xol lii mooy pivot bi nga xamante ne autour de moom ci la lépp yi wër-wërloo tarbiya bi ñuy dégg yépp pour sujjóotu qalbi bii la jeex na iza xasalat bu fekkente ne amee nag lil insaani ñeel doomu aadama xaalata mushahada xaalati xaal boo xamante ne mushahadata aynin maanaam ak jàkkaar loola ak bët maanaam nit ki gis ko ci lu leer gis xol bi sujjóot ci anam goo xamante ne day ànd ak attestation ak constatation oculaire avec une contemplation réelle loolu faqat dëgg-dëgg kamal la nit ki mat na nag léegi loolu su amee nit ki mat na maanaam wa kamulat te da mat na maarifatuhu maarifaam maanaam xam gi muy xam nandite gi muy nand day daal di mat wa ismatuhu akum ñoomam falam yakun dootu nekkat li seytaan ñel seytaan alay ci moom sa min sabil benn yoon maanaam fii bu am na lu ama am solo la wax fii maanaam xam nga nit xam nga c'est que niveau de spirituel yi degré spirituel yi dañoo wuti c'est-à-dire que léeg-léeg nga gis nit koo xamante ne day am degré spirituel bu xaw a élevé tuuti en tant que nitu yàlla wala yu kaamil pourtant mais maarifaam dafa des c'est-à-dire que xam yàllaam maanaam maarifa bi dafa des lu bare bare mais de telle sorte que moom maarifa gi côté ngëm la plutôt c'est-à-dire que plutôt lu mu gëm la ak lu muy déduire ak lu muy bàyyi xel ak compréhension ci loolu la toll moom niveau boobu la toll kooku aarif la ba tey am mais maarifa gi mu amee dafa tuuti mais balaa muy nekk aarif kaamil nag boo xamante ne waasil la maanaam ku jokk dëgg la
nekk kaamil maarifa bu wér mooy day dem ba nga xamante ne réalité tur yi c'est-à-dire que borom bi subhaanahu wa taala day manifesté wu ci xolam ak réalité turam yi maanaam ak li nga xamante ne moom mooy quintessence tur yi ci seen jëmmi bopp de telle sorte que léegi moom day jàkkaarloo mbir mi dootul nekkati lu muy gëm kese ak lu muy comprendre kese mais lu muy gis lay doon lu muy gis lay doon kooku noonu su gisee nit pour une première fois day daal di xam réalité nit ki mooy kan c'est-à-dire que bu ko gisee pour une première fois rek day daal di xam ne ah d'accord kii mooy diw pas fii la juddoo fii la màggee fii la yaroo fii la déedéet pas loolu mais spirituellement kan la ak lan lay devenir spirituellement bu koy doog a gis lépp day manifesté wu ci moom day gis nit ki en tant que ni mu nekk dëgg-dëgg mooy kan ndax turu yàlla yi nga xamante ne moom moo nekk ci moom di manifesté wu turu yàlla yooyu lay gis parce que nit ku ne dafa am loolu nit ku nekk dafa am xam nga àdduna bi dara composé wu ko lu dul ay turu yàlla moom yooyu réalité yooyu lay gis ci moom ak tamit daf koy gis comme en tant que ay sidit yoo xamante ne soit dañuy tàkk wala ñu fay maanaam comme ni jot di mel gis nga kii mooy li kii ni voyant yi xam nga voyant yi def ah comme voilà comme jot yi gis na ni mel léegi voilà di tàkk di fay moom su gisee nit loolu lay gis maanaam du extérieur bi moo koy amal solo mais day gis yaram bi ni mu composé woo ak ay sidit yoo xam te ne comme ay voyant lay mel maanaam day gis ne kii day jikko bi mi ngi ci moom jikko bi mi ngi ci moom jikko bi maanaam sans réalité nii mi ngi lii tàkk na ci moom lii fay na ci moom lii tàkk na ci moom lii fay na ci moom lii tàkk na ci moom lii fay na ci moom ce qui veut dire que kooku bu ko bëggee dimbali su bëggee dimbali nit kooku day xool voyant yi nga xamante ne ñoom ñoo tàkk ñooñ wala ñoo fay yi fay ci moom lay xool xam fan lay jaar pour yooyu tàkk maanaam su dee yi jaar ci yoon yi nga xamante ne ñoo koy dimbali ci wàllu yàlla nan lay def ba yooyu tàkk yooyu loolu lay xool mu jàppale ko ci yooyu ak tamit par exemple su gisee ni xam nga xol bi moo tax lépp ci xol bi la su gisee ni xol bi par exemple parce que xol bi dafa am ay canaux yu bari yu ubbeeku en fait loolu moom mooy réalité nit mooy xolam dafa ubbeeku day ay canaux yu bari dafa am yoo xam te ne dañoo lëndëm yu lëndëm lañu am yoo xamante ne yu leer lañ les canaux canaux yi nga xam ne canaux lëndëm lañ canaux yi nga xam ne yu lëndëm lañ ñoom bu ñu ñëwee ci xol bi dañuy tax maanaam jikko yu bon yi ak doxalin yu bon yi ay bànneex mooy yu ñu tudde ay bànneex mooy saxawaat yi désir plaisir yooyu noonu ak li ñuy wax subuhaat yi subuhaat mooy ay jax-jaxal ay lëndëm moom mooy ay confusion ak ay trouble obsessionnel loolu mooy subuhaat mooy kon confusion yi trouble obsessionnel yooyu noonu lay saxal ci xol bi ce qui fait que yooyu moom lay éviter moom lay fexe moom ba yooyu noonu mu fatt ko c'est-à-dire que tout buntu yi nga xamante ne fa la lëndëm yi jaar maanaam canaux lëndëm yëpp da koy fatt et que léegi maintenant lan mooy des canaux leer yi rek foofu nag maintenant bu canaux lëndëm yi di ëpp am doole lëndëm gi day dem ba fatt buntu yi nga xam ne fa la leer yi jaar aussi loolu tamit c'est très important moo tax ngay gis nit ki lu muy gën di nekk ci yoon bu bon ni fekk ku baaxoon la day jékki-jékki rek xol bi yàq complètement dootul nekkati ku baax ci benn anam dëgg léeg-léeg tamit contraire bi ngeen gis ko léeg-léeg tamit mu gis nit mu nuur ci benn canaux ci benn paxu lëndëm
nuur ci maanaam dugg ci toog dugg ci anam goo xam ne li sëriñ bi di soxla kooku bu ko bëggee dimbali il faut que maanaam c'est-à-dire que dafa am ñaari cas de figure foofu cas de figure bu njëkk bi mooy daf koy fekk mu nekk ci yoon bi mais fi mu ne dafa lëndëm maanaam moom xamul fi muy jaar mi ngi ci yoon bu baax bi pourtant mais xamul nan lay jaar parce que affaire bi leerul ci ay bëtam léegi kooku boobaa day wut torche maanaam mel ni comme si torche la wala projecteur projeter ko yoon bi mu leer ci yoonam mu daal di xam ne fii lay jaar mu dem mu dem continuer yoonam tranquillement mais am na koo xamante ne du loolu lay soxla ci moom c'est-à-dire que il faut que bu ko gisee day gis ci sidit yi noonu ni muy formé woo noonu ak sidit yi ni mu mel yan ñoo nekk voyants yi yan ñoo tàkk ak yan ñoo fay éteindre léegi moom da koy xool day gis ne kii dafa dugg ci benn paxu lëndëm parfois da koy xam ni kii dafa dugg ci benn paxu lëndëm mais paxu lëndëm boobu il faut mu jàppale ko pour mu génn ci paxu lëndëm boobu foog mu jàppale ko pour mu génn ci léegi su ko defee non seulement il faut mu xam ban xeetu lëndëm moo ko fëkk ci yoon bi ba dugal ko ci pax boobu il faut d'abord mu xam loolu ginnaaw ba mu xamee loola il faut mu xam aussi ne bu ko fekkee ci maanaam bu boobu ko fëkk maanaam ban faisceau lumineux la soxla pour mun ko génne il faut mu xam loolu tamit pour bañ utiliser faisceau lumineux boo xam ne day ëpp doole brouiller ko mujj gi yàq complètement comme lampe bi nii léeg-léeg boo courant bi léeg-léeg bu ëppee da koy lan da koy griller il faut mu éviter loolu faut mu xam kon maanaam ban intensité lay utiliser ban faisceau lumineux pour mën ko génne foofu après nag ginnaaw bu mu ko génnee nag mu doog ko tegaat nag ci yoon bi ginnaaw ba mu ko tegaatee ci yoon bi mu niital ko nag mu war mën continuer yooyu yëpp ay processus la yoo xam ne dafa am niveau boo xam ne boo fa yëgul doo mun jàppale nit ñi ci wàllu boobu doo ko mun coow lay bari rek ak làmbatu bi processus la non processus la te xam-xam bu intégrante la bu yéeme te coow li maanaam mi ngi mel ni tey maanaam moo tax nit ki pour mu jàppale nit ñi ci wàllu googu il faut mu mun xàmmee vraiment problématique yi lan la ba pare surtout lii nii maanaam mu xàmmee yaram bi lan la moom xol bi bakkan bi ruux bi nan la maanaam ak constitution bi nii comme ni yooyu yëpp il faut mu mun ko ràññee bu baax a baax mu leer ci moom mu xam ko ba pare mu mun koy témoigner aussi di ko mun contact di ko mun gis parce que gis nga xam nga léeg-léeg nga dem ci médecin nga ni ko sama bët yi day metti sama bët mooy metti walla nga ni ko dama doon football ñu pàdd ma daanu sama oom bi am problème am na góom bu ci nekk dama bëggoon nga fajal ma ko léegi moom su fekkente ne xamul médecine maanaam moom dafa am rek ay affaires yuñ ko waxoon ne ko par exemple tuufukaay day faj bët moom mu daal di jël tuufukaay daal lay ubbil say bët nga ubbi mu daal lay tuuf xam nga kooku boo moytuwul non seulement danay indil problème maanaam du faj sa waaw sa góom bi moom du ko faj moom après nag mu def problème yi mu lay indil après mu am problème yi mu lay indil loolu mooy danger wu sëriñ bu matul sëriñ en fait day gën a dugal taalibe bi ci ay tooqi duuna day aggraver kawam voilà yokk jàngoro mais moom du ko xam parce que comme moom tamit maanaam xam nga comme que affaire bi c'est que li tax mu garaw mooy ça tout se passe dans le monde métaphysique c'est-à-dire que amul dara lu fi passé wu ci monde bii nii nga xamante ne moom la ñuy gis nii tout se passe dans le monde métaphysique
mais même ñoom noonu nga xamante ne xam nañ loolu ñoom dañuy xamante ah gars yooyu noonu ñu xam affaire yooyu noonu ñoom dañuy xamante ne ah d'accord diw ci diw ak diw ak diw même buñ gisee nit koo xamante ne day évoluer nii ba commencer sax commencer am ouverture boobu noonu ouverture spirituelle boobu mooy illumination boobu ñoom dañ koy yëg dañ koy xam waaw dañ koy yëg seen biir dañ koy xam léeg-léeg sax dañ koy waxtaane seen biir fatxu mënul ñàkk fatxu mënu koo ñàkk bu mag bi c'est que sëriñ ay niveau la xam nga mi ngi mel ni rek njàng mi xam nga ki nga xamante ne moom jardin d'enfants la ne kooku li mu soxla ci njàng sëriñ boo ko koy jàngal maanaam jarul muy am yenn niveau yi niki noonu ki nga xamante ne dafa toll ci primaire moom laaj na niveau bu gën kawe tuuti sax maanaam maître bi instituteur bi laaj na niveau bu gën kawe tuuti mais soxlawul yenn niveau yi bu demee et puis ci même primaire boobu ci seen biir classe yi looy gën di dem dafa am kala war a jàngal loola daa am niveau bu muy laaj tuuti bu demee ba nekk secondaire kii collège kooku léegi nag dafay laaj nag xam-xam bu gën a xaw a kawe tuuti niki noonu bu demee ba war a am maanaam ba nekk lycée université noonu ah kon maanaam selon niveau yi dafa laaj maanaam lu gën a spécifique lu gën a lu bu gën a élevé niveau bu gën a élevé ah dafay laaj niveau bu gën a élevé ah selon niveau yi donc loolu la quoi maanaam moom moo tax ki nga xamante ne moom par exemple ci piscine yi la ne di jéem a féey noonu ci piscine yi wala ci kii yi mooy kii bi baignoire yi kooku soxlawul ku ko jàppale pour muy kii parce que day toog rek duy ndox ba mu fees mu toog di bañoo jeex na kii nekk ci piscine bi soxla na benn xeetu entraînement tuuti mais kii dem ci géej gi kooku par contre dafa soxla vrai maître nageur parce que dans le cas contraire day lap te lap ñëpp xam nañ li ci tegu donc mbir yi tamit loolu la daaj c'est-à-dire que selon niveau bi dafa am yooyu soxla rek mais nag tase ku mat ci sa njaalbeenu cheminement moo gën mais soo sincère maanaam soo dëggoo niveau boo yegg dina am au moins kenn ku lay jàppale ci niveau boobu ba nga ak egg ci beneen niveau bi ci tamit loolu moom il faut même pas s'inquiéter pour ça. Voilà il faut pas s'inquiéter pour ça sincérité bi daal bu fi nekkee niveau boo yegg di nga am beneen niveau bi quant à nag tariqa bi moom daa woyofal mbir mi yombal moom laajul leneen lu dul mu leer na ni jël nga ko ci anam gu wér loolu la laaj ak appliquer dëggu sa cofeel wér ngay sant lii la laaj ngay dog toppatoo say lawazimi mooy wird wasifa xadar nañ la ko waxe
ginnaaw bi nga fonkee say julli juróom nan ko war a def li nga maanaam nga jéem a sàmmoonteeg mboolem li nga xam ne moom la yàlla bëgg ak li muy tere cheikh yonent bi sallallahu alayhi wasallam Seex Ahmad Tijaan radiyallahu anhu ñoo lay jàpp ba keroog nga yegg jarul sonn amul coono daa woyofal lépp la woyofal lépp yombal ko yomb lool waaw jàppandi yemb amul coono lu leen fi waay wax dalaa bëgg a sonal rek dalaa bëgg a nax daf laa bëgg a defub taalibeem rek mais lii moom mooy mbir mi nii dong la demewut neneen waaw nii dong la deme ginnaaw bi nag ay salaat faatiha yu bari maintenant nag am na niveau yoo xam ne boo fa yeggee yàlla dina la tàggatalal soit yonent bi sallallahu alayhi wasallam moom ci bopp wala Cheikh Tidiane radiyallahu anhu wala ñoo ku ñu yabal ñu obligé dinañ la tàggatalal koo xamante ne moom moo lay jàpp sa loxo yóbbu xamal la yi nga war a xamal yi dëpp ak niveau spirituel yooyu nga yegg fi nga war a yegg loolu mënul ñàkk loolu du ñàkk ah mais yomb na non yomb na c'est que mbir mi dafa yombaay boo xam ne non mais maanaam boo xamul sax da ngay foog ne non warul nekk lii kese non am na leneen quoi warul nekk lii kese mais lii la de dafa woyof rek daa yomb rek yàllaa ko jàppandal rek. par exemple asrar ak yoonu yàlla bu demee c'est-à-dire sama genre bi mën nañu foog ne yow pour nga wuti ji ay pour yi gën a làqu ca gannaaw si kar door ak ci loolu ah déedéet voilà loolu jazakallahu xayran la boo xam ne mën na indi voilà jazakallahu xayran maanaam loolu tam benn point la bu essentiel parce que ñu bëri dañ foog ne dañuy wër di dem wuti ji yenn sikkar yi yenn tur yoo xam te ne dafa compliqué dafa xóot ah yoo xamante ne maanaam bi sax lu ko xam ay waaw et cetera ah pour mun mais c'est que yooyu lu mat a bàyyi xel la dañoo am ñu foog ne loolu mais en réalité xaqiqatan affaire boobu noonu di jaar ci tur yeeg yooyu Yonent bi Cheikh Ahmad Tidiane radiyallahu anhu avant daan na jël yoon boobu Yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo ko tere Yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo ko tere Cheikh Ahmad Tidiane radiyallahu anhu moom mu tere ko tamit taalibe yi ne leen nañu yem rek ci alquran ak salaatu fatiha salaatu ala nabi wala salaatu ala nabi nañ yem ci loolu buñ fi nekk di sonn ci leneen nañu yem ci loolu nag mooy buntu bi yooyu secret yi yëpp foofu la nekk dëgg képp koo xamante ne dangaa jàpp ci yooyu téye ko ni nga ko war a téye ginnaaw bi nga fonkee sa wérdu yi nga xam ne ñooy laazim bi mooy wérdu wasifa xadara lenn foo yegg ci niveau borom bi dina la wuññi rideau yi dina dindi rideau yi nga jàkkaarloo ak réalité yi nga xamante ne moom nga war a jàkkaarloo dina la won maanaam xam-xam yi nga xamante ne ñoom nga war a xam parce que niveau spirituel boo yegg bu nekk tamit dafa am ay mbubbu leer yoo ca war a sole loolu tamit beneen réalité la mooy niveau spirituel boo yegg dafa am ay lan mbubbu leer yoo war a sol mbubbu yooyu saa yoo yeggee fenn danañ la solal benn saa yoo yeggee fenn dañ la war a solal benn saa yoo yeggee fenn dañ la solal benn mbubbu leer yooyu nag dafa am ay turu yàlla yu muy àndal yoo xamante ne moom ngay découvrir saa yoo waree sol benn nga di leen gis xàmmee leen xam leen mu war a sax ci sa xol tamit nga war ko jàpp maanaam nga ak dem ci beneen étape supérieure
waaw loolu la loolu moom moo tax découverte léegi nag sëñ Ali dafa wax lu am solo loo xam ne mat na bàyyi xel lu taxaw ci tuuti ci ay mbir yoo xamante ne xam nga tur yooyu noonu du existence am la ñu weddi mais ñaari réalité dañ cee am léeg-léeg bu njëkk bi benn première réalité mooy léeg-léeg tur yooyu mën nañoo dem ba doxatuñ am na ci tur yi yoo xamante ne doxatuñ beneen mbir bi maanaam ci première réalité bi moom mooy tur boobu tur yooyu dañuy jekki dañuy ñu baree bari dañ koy xam nii parfois wala ñu yor ko mais niñ koy liire niñ koy maase du doon du baax ce qui fait que lor lay gën a nekk que la njariñ muy beneen affaire gis nga bari na tur yu gaa yi di wax yoo xamante ne niñ koy maase du noonu ñoom xamewuñ ko niñ ko xamee exactement ba réel maanaam baat bi niñ ko war a wax du loolu wala léeg-léeg xaraf yi intervertiru te ñoom duñ ko xam parce que noonu la parce que ki ko doon bind wala ka leen ko doon wax da wala boog noonu ñoom dafa am nëbb buñ ci nëbboon benn waay jël ko defe ne xam na ko te léeg-léeg nga dem ci benn sëriñu maanaam lasaraar ni mooy ñu yor xeet yooyu tur yooyu parfois ñu am luñ la ci bëgg a jox mais bëgguñu laa wax secret bi ñu daal di am lu nu damm ci affaire bi yow na nga dem jottalee ko noona affaire bi tasaaroo noonu fekk tur bi réellement ci loxol ñu niiw la nekk. bu nekkee sëriñ bi day jëfante ak yow moom. waaw dañ la jox tur bi moo gën. waaw mais xam nga léeg-léeg gars yi dañuy jënd tur yi est-ce que xam nga loolu. waaw parce que moom ci boppam mën na koo bañ a xam mën nañ ko koo joxe noonu mu foog ne noonu la demee fekk du lool. loolu mooy première réalité bi deuxième réalité bi jàppal mooy dafa am lien bu étroit entre ndigal li secret bi ak martaba bi loolu nag ñu bari affaire boobu dañ koy occulter c'est-à-dire que comprendre duñ ko xamuñu ko wala boog duñ ko bàyyi xel dafa am lien bu étroit entre lan ndigal li lan secret bi ak lan martaba bi le niveau spirituel mooy martaba ndigal c'est l'autorisation spéciale ou l'autorisation requise dafa am léeg-léeg benn waay ñëw ne la naa la jox ndigal ci tur sàngam wala dama lay jox ndigal ci nàngam su fekkente ne yow secret bi nekkul ci yow su fekkee secret bi yow nekkul ci yow tur bi boo ko secret du la jariñ dara secret bi newul ci yow maanaam ndigal li ñëw na mais ndigal li bi mu ñëwee fekk fi martaba ak secret bi nga xamante ne moom moo fi war a ne maanaam ndigal lee ngi fi mais amul secret bi nag secret bi day nekk ci yow sa niveau maanaam dafay lié wu ak niveau spirituel xam nga secret li ñuy wax secret en réalité nekkul ci zikkar bi ci jëmmi bopp loolu la ñu bari foog dañ foog ne waaw secret bi kaay bu jox benn secret daal di foog ne ci baat yi ñuy sikkar la secret bi ne nekkul foofu kon fu mu ne en fait secret bi ci sa ruux la ne sa ruux foofu la secret bi ne sa ruux fan la ne ci sa yaram li ci am solo quintessence bi mooy lan sa xol est-ce que li ngay wax ni xawul méngoog nit bu nekk ci jafe-jafe bu metti di def ñaan
exactement waaw ci période bu muy def ñaan dafa mel ni sincérité bu nekk ci ñaan bi. hada loolu mooy secret bi secret bi mooy qualité yi nekk ci say ci yow ci sa xol xam nga mooy moment wi nit ki nekk ci jafe-jafe xat-xat dëgg amul kenn ku mu yaakaar ku dul yàlla dëggu gi muy dëggu ci ñaan gi ak sincère gi muy sincère ak buy ñaan xelam ak xolam yépp ni muy nekkee ci yàlla y kese loolu mooy secret bi nekk ci yàlla nangu ñaanam looloy secret bi secret nangu ñaan foofu la ne looloy secret nangu ñaan secret nangu ñaan nekkul ci baat yi ngay ñaanee déedéet mi ngi ci lii ma la wax loolu mooy secret nangu ñaan ah voilà mooy sa xol sincère bi muy sincère jamono jooju ak maanaam situation de nécessité boobu ah fii moom yàlla rek a fi nekk te maanaam te dafa maanaam damaa nekk ci lor c'est-à-dire que nécessairement foog yàlla dimbali ma parce que noonu rek muy buntu bi leen rek a fi des amul leneen yëg-yëg boobu ngay am ci sa xol loolu mooy secret bi nekk ci nangu ñaan loolu mooy secret bi ne waaw j'entends pas pardon nee na li ngay wax mooy li ñu tuddee effet secondaire waaw loolu laay wax mooy effet secondaire xam nga bu ñu waxee garab bi dafa may effet secondaire ce médicament là a des effets secondaires li muy tekki mooy faj na li mu lay waroon a faj mais daf laa indi problème loolu li koy indi loolu ci turu yàlla yi am na ci zikkar yi ñuy zikkar ba ci asmaul husna yi yaa rahmaanu yaa latifu yooyu ba ci yooyu am na ci ay yaa salaamu yaa wahhab yooyu ba ci yooyu am na ci en fait effet secondaire li koy indi ci côté boobu lenn la mooy turu yàlla yi dafa am leer yu ñu war a àndal leer yooyu noonu buñ demee ba banaliser wu gis nga xoolal tiens jàppal leer yooyu buñ demee ba maanaam buñ demee ba banaliser tur bi loolu tur bi léegi dafa banaliser wu maanaam mooy ñépp a ko yor di ko kii di ko joxanteeg yooyu leer gi day wàññeeku au fur et à mesure leer gi ci nekk day wàññeeku ndax secret bi son caractère le caractère maanaam le fait que affaire bi nekk secret day dañ xam nga secret mooy lan je vais te confier un secret mooy lan bëgguma koo dégg feneen non mais xaaral ma ñëw xaaral après oui après damay continuer su ma paree nga kii maanaam turu yàlla bu ne dafa am ay leer yu mu àndal leer yooyu noonu mu àndal su ma la koy wax su ma la koy jox di la transmettre benn tur man dama la koy transmettre selon mon niveau spirituel c'est-à-dire que su ma lay transmettre loolu moom moo tax ku la ëpp niveau yenn niveau spirituel yi léeg-léeg bu la joxee benn tur ni nga sikkar ko nga yëg benn xeetu ay mutation yu xew ci sa yaram parce que dafa fort ah mais du yegg ci fu mu lay lore su yeggee fi mu lay lore rek beneen cas de figure bi la mooy daf la transmettre leer yi en même temps et que leer yi muy àndal su ma la ko transmettrewul daf lay gaañ plutôt lu tax mu lay gaañ parce que seytaane parce que côté lëndëm bi la moo tax parce que dafa am xam nga côté nuuraani la ak zulmaani moo tax la et que leer bi moo la ko transmettrewul seytaane day mën a am accès ci yow en réalité ndax côté zulmaani bi ndax yàlla noonu la defalee mbir yëpp maanaam moo tax muy wax wa ja'ala zulumaati wan nuur lëndëm ak leer la def léegi soo ce qui fait que ni après yow loolu da lay lor plutôt que mu lay jariñ mooy effet secondaire
parfois sax mën na la jariñ li nga bëggoon jariñu mais day am effet secondaire yi loolu day am maintenant waaw léegi après insha allah léegi su ma la transmettre benn zikkar mais ki lay mën transmettre zikkar bi transmettre la leer bi mooy ki nga xamante ne xolam dafa tàkk ci leeru yàlla kooku moo ko mun mooy ki am niveau spirituel boobu mooy aarif bi moom moo ko mun boroom ndigal yu wér yi yu sax yi ñooñ ñoo ko mun gis nga kanta texte yi nga xam ne comme alquran la wala texte zikkar yi nga xam ne dañoo rot ci xadiis yi sunna yi yooyu dañoo am isnu am maanaam dañoo am benn ndigal bu général bu jóge ci yeneen bi sallallahu alayhi wasallam boo xamante ne dafay englober toute la communauté début bi ba fin bi daf leen englober loolu moom moo tax nga gis yooyu amuñu benn lor amuñu benn kii te d'ailleurs looloo tax nga gis yeneen bi sallallahu alayhi wasallam boo xoolee xadiis yi mu jàngale yépp amul fenn fu mu naan la del zikkar yaa rahman wala yaa latif nangami yoon wala yaa qahar amul tout le temps lan la lay jàngal a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim hasbunallahu wa ni'mal wakil la hawla wala quwwata illa billah al-aliyyil azim alhamdulillah subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah allahu akbar et cetera ak yu mel noonu ak yu mel noonu yooyu ñoom ñooy yi nga xamante ne moom la yonent bi sallallahu alayhi wasallam jàngale te yooyu noonu ñoom ñooy jariñe te yooyu noonu seen njariñ dafa global en plus maanaam xam nga tey bu ma nee la booy zikkar yaa rahman wala yaa latif wala yaa qahar wala yaa yooyu seen njariñ dafa spécifique dafa ciblé alors que yéenee ñu tudd yooyu seen njariñ dañ global salaatu ala nabi laa ilaha illa allah hasbunallah wa ni'mal wakil astaghfirullah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim hasbunallah wa ni'mal wakil laa ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin et cetera ak ñaan yi nga xam ne ñoo rot ci sunna quant à tur yàlla yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci alquran ñu koy jàngale ci alquran kooku tamit dañoo amaale ndigal loolu ndigal lu général loolu maintenant yi nga xamante ne yëpp dañoo spécifique yooyu pour xawaas yi la maanaam pour élite bi la mais yooyu noonu bu ñu koy transmettre tamit dafa war a am izn maanaam bu wér ndigal lu wér léegi ndigal lu wér looloo tax wér de yi nga xamante ne ñoom ñooy wér du comme ni wér du tariqa par exemple njariñ li mi ngi ci ndigal li secret bi mi ngi ci ndigal li loolu moom moo tax salaat faatiha bi ngay jàng te amoo noonu ji ci ndigal tolloowul ak salaat faatiha bi ngay jàng fekk am nga ndigal kon ndigal li important na foofu mais su fekkente ne mbir mi dafa dem ci yi gën a xóot secret yi gën a xóot nag ak comme yenn turu yàlla yi nga xamante ne dafa nëbbatu complètement ba mu des lu dul ci seeni borom ñoom ñoo koy xam di ko joxante di ko waxtaane yooyu par contre su fekkente ne da nga koy utiliser te utiliser woo ko ak ci ndigal lu wér daf lay lor ba pare beneen bi mooy soo koy utiliser te secret bi nekkul ci yow du la jariñ ba pare bu fekkente ne amuloo martaba bi nga xamante ne moom moo waroon tax nga mën utiliser tur bi ndigal li du la jariñ loolu moom moo tax même est-ce que xam ngeen ni même ndigal yi gars yi def même yii laa wax yii nga xam ne ñooy yii sax ci tariqa bi comme ay taqdim ak yooyu maanaam def naa diw muxaddam su fekkente ne nit kooku amul benn maanaam martaba bi nekkul ci moom ndigal loolu ak ñàkk kayitu suukar rek la ni ko sëriñ gars yi def kese amul benn valeur waaw oui amul benn valeur parce que lan moo tax parce que niveau bi nekk maanaam martaba bi nekku fi
martaba bi nekk fi secret bi martaba bi moo koy téye ndigal li doog a ñëw mun maanaam mu mel ni comme yenn tampon yi fu ci kaw maanaam ngir dëgëral ko mais sinon même tariqa bi benn waay bu ñëwoon ne la jox naa la tariqa bi mën ngaa weer tariqa bi nangam te waxula condition yi maanaam jaarul yoon bi mu war a jaar yow amuloo iraada bi maanaam loolu moom moo tax nga nit ki war a am iraada bi c'est-à-dire que la volonté le désir même l'aspiration la motivation pour ñëw jël ko su fekkente ne moom deful loolu amul iraada boobu amul maanaam amul motivation bi ñëwul pour jël ko yow nga jox ko ndigal li ni ko werdal léegi jox naa la werd amul condition yi amul dara werd bi du ko jariñ dara mais ni ki noonu nit koo xamante ne maanaam wóyu la nii mais mu fexee sol mbubb bu rafet ñëw toog dégg nga di aaral ba benn nitu yàlla wóolu ko nii jox ko benn tur nii du ko jariñ dara wala bu jox ko ay zikkar secret ci tarixa bi mais du ko jariñ dara lu tax parce que secret bi niveau bi newul ci moom amul benn secret bu gën a fort alquran wala amul borom bi subhaanahu wa taala wax na ne alquran ànd ak ne saafara la ak yërmande ñeel ñi nga xam ne ñooy ñi gëm waaye bu dee ñi nga xam ne gëmuñu ko loolu du leen yokk lu dul ak pertange wa nunazzilu min alquran ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa xasaara julli moo ëpp doole yëpp amul benn zikkar bu nit di sikkar bu tolloog julli wala bu ko séen amul ànd ak loolu yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne nit ki bu jullee te julli bi nga xamante ne moom lay julli maanaam da koo parax-paraxee foofu de maanaam julli bi nu muy def du yëg comme keneen ki day lan dañ koy lem dóor ko ci xar kanamam ne mu ne ko yàlla na la yàlla toroxal ni nga xamante ne doyadal la ni nga ma toroxal ni nga ma doyadal te loolu mooy jull kon secret bi nekkul ci jëmmi zikkar bi jëmmi jëf gi ak yooyu mais secret bi mi ngi ci kan ci yow la secret bi ne c'est-à-dire préciser que ne rek yoonu en fait yoonu asrar ak yoonu yàlla du benn waaw non loolu moom beneen mbir la boo xamante ne bu important la parce que secret yoonu asrar yi après parfois sax ay kayfiye lay gën a doon maanaam yoo xam ne lii boo ko defee da ngay am nangam lii boo ko defee da ngeen ne nangam yooyu la gën doon te yooyu noonu loolu nag laa doon wax léegi que ni loolu sax obligé wul mu jariñ la léegi nag mu des yoonu yàlla ci jëmmi boppam yoonu yàlla moom dafa laaj vraiment kooku nag da ngay def ngir yàlla di jublu maanaam mooy maanaam di wax ngir yàlla sellal sa xol di wéeru ci yàlla di julli ci yenn saa salaam dëggu ànd ak sopp yonent bi sallallahu alayhi wasallam et cetera sopp Cheikh Tidiane dara sopp nit ñu baax ñi sopp et cetera maanaam di dëggu di sellal di def li yàlla digle di bàyyi yi mu tere et cetera maanaam nekk ci yoon wi loolu mooy yoonu yàlla ba pare sa benn objectif ngay am mooy yàlla amuloo beneen objectif ci leneen loolu ak lasaraan moom duñu benn jotewuñu dara non loolu ak lasaraan jotewuñu dara te beneen affaire tamit am na mooy même bu fekkonte ne da ngaa nekk di jëfandikoo lasaraan ak yooyu yàlla di la wan ay mbir yoo xamante ne yu ñëwagul laat di la ngay gis nit ñi di xam li ni xalaat ak xeet googu di mën teg sa tànk fii nii benn tànk bi fii beneen tànk bi nga teg ko Paris wala nga teg benn alaaji kor joojo ak yooyu noonu yooyu yëpp taxul nit yegg ci yàlla loolu yëpp taxul nit ki am maanaam taxul mu am valeuru golo ci yàlla déedéet taxul mu am valeuru golo ci yàlla maanaam tax ko mu jar dara maanaam une valeur nit ki mi ngi koy amee ci selon mi nga xam ne noonu la dëggoo digganteem ak boroomam
selon cofeelam fi mu toll selon ni nga xamante ne noonu la sincère selon voilà selon yooyu la ni mu wéeroo ci yàlla ni mu joxee boppam yàlla et cetera loolu la sa maqaama ci yàlla mooy fi mu la teg loolu la maanaam mooy balance bi rek mooy boo bëggee xam yow fi nga toll ci yàlla xoolal yow fan yow fan la yàlla toll loolu mooy sa maqaama non loolu moom naxante mën na cee bañ a am te nit ki mën naa bañ a nax boppam tamit loolu c'est relativement facile à jauger voilà mooy lan man fan la ma yàlla toll lan la ma yàlla jaral mais ñun yi gaa yi kii ñun looloo jot yegg ci yàlla jotewuñ dara ñun lu ñu foog mais jotewuñ mais dara xoolal da ngay gis nit koo xamante ne non mais c'est vrai man munu mais c'est-à-dire que c'est le monde à l'envers maanaam munoo ñëw bu dee julli fonkoo ko doo en réalité mën ngaa toog tisbaar takkusaan timis gée yëpp di romb mais yow sa yoon nekku ci doo julli ànd ak ne parfois day fekk ci xew-xewu diine nga ne publiquement nii ngay def yoo xamante ne yii yàllay tere la ñëpp xam ne maanaam taalibe yu ndaw yi nga xam ne jànguñu sax wala sax jotunoo nekk yi taalibe sax xam nanu ne lii yàlla da koy tere ah comme di biisanteeg jigéen ñeeg jox loxo góor ak jigéen ñeeg di lënganteeg xeet yooyu aka wax loo xamante ne leer na nit du dëgg te gëmoo ko nga xamante ni ki lay déglu xam na ne yow gëmoo dara gëmoo li ngay wax et cetera toppal loolu kooku noonu nan lañ ko mën a askanale ay maqaama te mais soyons raisonnables mais une petite raison un minimum de raison c'est que dafa am loo xamante ne c'est un minimum nit ki ci yàlla mënul am benn kooku xam nga kooku nan lañ koy tudde loolu la ñuy wax zindiq kooku lu mu woote yàlla ci maqaama rek c'est parce que zindiq mooy manichéiste manichéiste mooy koo xamante ne day wane dara li mu doon ak li mu dëgg doon maanaam du benn c'est-à-dire que contraire bi la c'est-à-dire que damay ñëw wax dara ne la par exemple voilà man maay diw man maa am nangam ci maqaama yàlla yëkkati na ma place sàngam et cetera en réalité fekk maanaam ngëm sax de awmu ko bu ma ñëwee c'est pour rek yàq moom lañu wax moom mooy manichéiste maanaam moom mooy kooku mooy zindiq mooy koo xamante ne maanaam mooy le summum de la perversité voilà mooy le summum de la perversité waaw kooku mooy zindiq ñi leen topp nag muy seen mais ñi leen topp c'est parce que dañoo xamul soit dañoo xamul wala xam nañu mais ñoom aussi dëgguwuñ mais ku dëgguwul moom sa àtte xam nañ ko mooy doo dem fenn premier pas bi ngay teg ci yoonu yàlla mooy dëggu premier pas bi ngay teg pour mun dem ci yoonu yàlla mooy dëggu fekk meloog dëggu xamal ni doo dem non loolu xam ko sax dem moom c'est bon maanaam xam nga soo bëggee dem États-Unis premier pas bi mooy lat ma jënd billet wala mu passeport ak visa mais su fekkee benn pas boobu franchir guma ko loolu mooy duma dem non loolu moom li muy tekki rek mooy duma dem. c'est-à-dire mën nga am billet am lépp am xaalis mais ba amul passeport bi mu am visa. voilà c'est billet du valable doo dem. exactement passeport moo jëpp ko. voilà
passeport bi nag mooy lan mooy dëggu sincérité d'abord mais foofu la mais foofu allah boo foofu sax la foofu nag ñi ëpp ci ñi daanu fa lañ daanoo di xam nga dëggu le minimum de dëggu mooy sa biti ak sa biir nuroo mooy sa biti d'abord dëppoo maanaam li ngay wane ci biti nii loolu au moins mu dëppoo ak li nekk ci sa biir au moins loolu la mais léeg-léeg da nga ciy gis ñoo xamante ne du maanaam bu ñu nekkee ci yenn jotaay duñ bëgg a wane seen vrai visage quoi duñ bëgg a wane seen réalité quoi dañu ne non c'est que après kon dañuy wax ne nangam non si après donc on va te considérer comme étant voilà dañ lay cataloguer voilà. mais boo dëggoo te yàlla rek tax c'est bon bu la ñëpp jàppe woon bu la ñëpp meree wala ñëpp jàppe na comme étant ku tàng ku soxoru ku doy waar mais yow da nga dëggu sa diggante ak sa borom de toute façon xam nga dëggu li ci neex mooy à un moment donné même ñi nga xamante ne ñoom ñooy ces détracteurs yi gën a mag dinañu jekki-jekki di ne non mais c'est vrai que xam nga maa ngi fàttaliku bi ñu nekkee xale dafa am benn groupe rap mooy temps nga xamante ne rap day doog a xew wala boog day doog a siiw dafa am benn groupe rap bu maanaam benn koo xam ne grand la nii tuuti man sax keroog laa ko gëj a gis mu am aw mbooloo su ndaw nii soo xamante ne ñoom ñooy rap ñoom moo leen di diriger ñuy rap ñuy waxtaan nag ma ni leen non rap yi xam nga baaxul nangam kii jéema voilà xam nga musique bi nangam kii bon mais ma gis waa ji avec virulence comme moom mooy diriger groupe bi te moo leen mag ñoom mais avec virulence muy défendre di kii ba mu yàgg après booy yi xëy def rek ne non mais c'est vrai que booy li nga wax dëgg la quoi ah c'est vrai que booy moom non booy li ngay wax dëgg la quoi non mais xam nga loolu la quoi maanaam tey fi mu toll lu la waay mere ci loo xamante ne yow yaa am dëgg te da ngaa dëggu léegi tey bu ñu toogee jekki-jekki di ko waxtaane xam nga léeg-léeg dañuy dajaloo di ko waxtaane naan woy diw xam nga kii li mu def nii son comportement wala li mu wax keroog nangam mais kii mais da ngay jekki-jekki rek dégg ko ne ci mbooloo mi waaw mais nag moo ne ci dëgg de mais nag moo waaw léegi nga dégg ci mbooloo mi ku ko wax non mais nag moo ne ci dëgg nag voilà waaw donc dëggu moom loolu maanaam mooy aveu boobu alors que ñàkk dëggu bu amul woon benn punition benn châtiment bu dul le fait que ñuy découvrir ne kii en fait c'est pas ça en fait fi ñu ko yaakaar woon du ndekete du loolu maanaam le simple châtiment boobu rek doy na ça suffit largement ça suffit largement comme punition ñàkk dëggu si li gën a li ba pare beneen affaire am na mooy nit ku dëgguwul nit ku sincère day yomba xam ne mais nit ki buy tricher maanaam di tasanno mooy lan mooy di jéem a wane lu bokkut ak dëgg li nekk ci nit ki waaw non mooy faire semblant waaw waaw di jéem a wane li nii nga mel di jéem a wane lu bokkut ak li nekk ci yow dëgg-dëgg soit benn yàgg-yàgg day feeñ wala boog ñaareel ba mooy day yomba xam moo tax même nit ku dëgguwul am naa fekk tey ku dëgguwul ku gëmul li muy wax buy wax léegi nga xam ne kii gëmul dara ci li muy wax lan
du kii mais xàmmee la parce que tey bu fekkee dana gëmut li muy wax wala moom lii melut noonu soit day feeñ ci maanaam du bëgg a wax ji ba mu mat ah day jéem a raayal affaire bi wala boog mu gëm li muy wala boog mu mel noo xam ne en tout cas daal dina am lu koy trahir ci comportement léegi mu am lu koy trahir ci comportement ak ci doxalinam yàlla nañu yàlla sàmm yàlla nañu yàlla may dëggu parce que dëggu googu ku ko yàlla may buntu la boo xam ne bu la ko yàlla ubbilee ubbil na la buntu mboolem maqaama yi dëggu buntu la boo xam ne bu la ko yàlla ubbilee ubbil na la buntu mboolem maqaama yi xanaa gisoo yent bi lu mu wax sallallahu alayhi wa sallam mu ne alaykum bis sidq fa inna sidqa yahdi ila al birr wa inna al birra yahdi ila al janna wa inna ar rajula la yasduq wa yataharra sidq hatta yuktabu inda allah siddiqan wa iyyakum wal kadhib fa inna al kadhiba yahdi ila al fujur wa inna al fujura yahdi ila an nar wa inna ar rajula la yakdhibu wa yataharra al kadhiba hatta yuktaba inda allah kadhaban maa ngi leen di dénk dëgg parce que dëgg day yóbbee jëme ci mbaax xam nga nit ku suy dëggu tout le temps à fortiori muy dëggu day gën a baax day gën di tendre vers le bien vers qualité yi vers vertu yi voilà le set mu ne waaye te mbaax googu day yóbbee lan day yóbbu nit ci àjjana mu ne gis nga nit dina di dëggu di jéem a sàmmoonteeg dëggu di ko jéem a wut di jéem a jublu ci dëgg tout le temps muy jéem a seet lu muy gën a dëggoo rek ba yàlla bind ko ñu bind ko fa yàlla tuddee ko siddiq maanaam mu am maqaama bi nga xam ne juste yenent yi ñoo nekk seen kaw yenent yi kese ñoo nekk seen kaw mooy siddiq yi mu ne waaye maa leen di moytu di ko loo expliquer kàcc ndax expliquer day yóbbu jëme ci mbon xam nga tey nit ki su waxee lu dul dëgg yàlla nañu yàlla sàmm su dee day wax lu dul dëgg après il faut muy obligé tout le temps di camoufler ak di dissimuler mensonge bi parce que comme dafa expliquer woon léegi il faut mu nëbb il faut que mu làq ko mu làq explication bi te bu koy làq il faut que mu làq ko par beneen explication il faut que mu wax lu dul dëgg fe ah wala boog mu def loo xamante ne lu baaxul la xam nga léeg-léeg am na ñoo xam ne dañuy dem ba rey ci nit parce que xam nañ ni comme ni nit kii rek moom mooy ki nga xam ne moom moo xam dëgg gi ñu daal di koy rey pour après du mun wax dëgg gi moom mu mun continuer di nëbb dëgg ah ba pare maanaam ñàkk wax dëgg da lay yóbbee après ngay joxe ay rendez-vous di ko fausser di jël ay mbiru jàmbur nga koy sàkkal pexe ak yeneen yooyu yëpp ñàkk dëgg du koy indi te nit dinay di expliquer tout le temps muy jéem a seet nu muy def bay expliquer xam nga léeg-léeg comme ñun wolof yi ni ñu koy faral di defee nga xamante ne pour un rien mais mooy comme li ma la wax man mën naa comprendre sincèrement ah non sincèrement man mën naa comprendre nit wax lu dul dëgg parce que dafa am intérêt bu nekk ci ginnaaw malgré que du lu ñuy cautionner mais lu compréhensible la parce que y a quand même des intérêts qui sont remis en cause qui sont en jeu hein et puis wala boog yenn kersa yi mën na la ci yóbbee wala c'est gênant que fu dëgg bi soo waxee dëgg bi wala yooyu man non loolu man mën naa ko comprendre quoi
mais li ma mënta comprendre mooy expliquer boobu conséquence. non voilà bu amul cause amul conséquence c'est-à-dire dañoo nekk nii rek ci jotaay di wax nga créer cette histoire yow tamit créer benn pour wax non boobu man mënu ma comprendre quoi non man loolu moom vraiment mënu ma comprendre mënu ma comprendre tamit maanaam wax joo xamante ne amul benn enjeu ci ginnaaw foo jëm par Dieu alors que jëw ma par Dieu Gerland laa jëm non mais au moins ma ni la mais man mais duma la wax fi ma jëm non mais non bëgguma wax fi ma jëm loolu moo gën yomb bëgguma wax fi ma jëm mais dama ko sànni non man vraiment xool naa ba xool mais boobu façon moom non man mënu ma ko comprendre quoi yu beneen yi ci des yëpp mën naa ko comprendre et puis am indulgence par rapport ak loolu voilà quoi amul kii mais beneen bi nga xam ne man mënu ma ko comprendre boobu moom mooy bi nga xamante ne amul dara lu ko waral mooy nit ki dafa jékki-jékki rek wax lu dul dëgg sans mu am intérêt derrière sans mu am dara maanaam amul non vraiment c'est agaçant quoi non mais ça va ah ah waaw xam nga dëggu tey loolu la c'est-à-dire que dëggu nit loolu xam nga dëggu caractère bu jafe la quand même surtout suñu jamono avant nag gënoon na yomb tuuti mais lu ñuy gën di avancer day gën a jafe lu ñuy gën di avancer day gën a jafe mais nit ki suy def effort pour dëggu maanaam duñ mën a wax ni diw fenkat la wala naafeq la su fekkente ne benn yoon la ko def wala ñaar wala yu mel noonu wala boog fréquent wul ci dundam kooku kenn mënul wax ne kii fenkat la parce que maanaam mënuñu ko utiliser que c'est un menteur maanaam mën nañu rek il a menti mais pas un menteur c'est-à-dire que le mot menteur dafay diis ci moom baax na mais ndànk-ndànk bu fekkente ne moom mi ngi am objectif pour nekk mujj nekk ku sincère yàlla mën na ko dimbali ba mu sincère. ouais non mais waaw xam nga sincérité looloo tax dëggu ki ko man mooy ki nga xamante ne digganteem ak boroomam moo ko gënal digganteem ak i moroomam kooku moo mun dëggu parce que loolu moom moo lay permettre ngay mën di exprimer tout simplement li nga xam ne moom mooy maanaam dafa am moment yoo xam ne xam nga négocier mën naa ne maslaha wax kii woyofal yombal di jéem a kii raayal nëppal yooyu yëpp mën na ne mais sous condition que mu bañ nekk loo xamante ne day remettre en cause dëgg gi sous condition mu bañ remettre en cause dëgg gi mais su fekkente ne day remettre en cause dëgg gi rek surtout bu dee dëggu yàlla loolu moom parce que xam nga li jafe surtout ci ñi nga xamante ne suñu jamono ñoom ñooy wax ci diine ji caractère bi ak a jafe dëggu xam nga awaam yi maanaam mooy wala boog ñi nga xamante ne ñoom nekkuñu di wax ci diine maanaam li mu xam bariwul ak yooyu ñooñu sax léeg-léeg bu ñu raayalee wala kii nii mënef naa comprendre mais li ñu mënul comprendre te loolu moo fréquent léegi mooy ñuy wax ci diine pour nga compter ci ñoo xamante ne dañoo dëggu ci li ñuy wax tout le temps ñi ngi seet nan la ko kii di déggee nan la ko kii bu ma waxee lii nan lañ koy comprendre est-ce que duñ jàpp ne nangam te loolu jaaduwul yàlla moom dëgg maanaam même bu fekkente ne dafay metti sax après wax ko mais
après yàlla baax na après yow gis-gis bi ñu maanaam sa réputation yow bul ko sàmm ba tax doo wax dëgg parce que sa réputation amul solo devant diine ji sa réputation amul importance te bu fekkente ne nit ki dafa dëggu peut-être que début bi dinañ koo wax wii kii moom dafa soof tout le temps moo fi wax yi dafa tàng kii il est invivable kii nangam yooyu yëpp dinañ ko wax mais loolu day yam rek souvent ci ñi nga xamante ne xamuñu la maanaam ñi la xamul moom tout le temps dañuy wax ne kii dafa tàng dafa difficile dafa metti li muy wax nangam et cetera mais benn jour dina ñëw yàlla yëkkati affaire boobu yëpp te vaut mieux nga wax dëgg nekk xam nga nit ki bu dëggoo ñu bari duñu nekk ak moom tamit mais vaut mieux nga ànd ak benn nit bu dëggu que nga ànd ak junni nit yoo xamante ne kenn dëggu ci amul benn njariñ ça ne fait pas avancer walla nañu war a sam waaw xanaa gisoo leen sëñ bi moom gars yi dañuy wax ne daa tàng ah kan waaw waaw werante waaw c'est que werante bi ñuy tere maanaam dafa am loo xamante ne maanaam werante la tudd mooy comme par exemple di wax loo xamante ne amul bopp amul genn c'est-à-dire que du am finalité loolu la ñuy tere mais quant à défendre dëgg jamono ji nga ko war a défendre rek kooku par contre loolu duñ ko tere d'ailleurs loolu benn xeetu xeex la boo xam ne moom la yàlla ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam na xeex ak naafiq yi ci anam googu bi mu naan jaahidul kuffaar wal munaafiqiina waghluz alayhim naka tar ci ñoom naafiq yi parce que tey su fekkee ne looloo tam moom yonent bi ci boppam sallallahu alayhi wasallam mu ne as-saakitu anil haqqi shaytaanun akhras ki noppi ci dëgg jamono ji nga xam ne dañu war a dëgg dafa soxla ku ko taxawal waxal ko nga noppi ci waxuloo kooku mu ne seytaane bu muuma la voilà buñ dagg làmmiñ bi parce que lu tax parce que seytaane beneen bi ci des dafa soxla parce que le simple fait que ñu ne par exemple nangam kat ba ko diw di wax diwoo nga fa woon te waxul dara jeex na ça veut dire que ni cautionné na affaire bi xanaa di gisoo Sayyid Sukayri radiyallahu anhu nee na dafa am benn bés benn waay mi ngi wax ci Jinaayatul Muntasibul Aani nee na benn waay ñëw ne taxaw maanaam xeetu gàmmu la woon nii mbooloo mu bari ñu bokkoon boole woon ko ci invité yi mu toog benn waay jóg daan ne maanaam ci mooy gàmmukat bi quoi maanaam ñuy waxtaan daan ne am na ay mbir yoo xamante ne secret la ci tarixa bi gaa yu bari xamuñu ko mais maasu kii xam nañ ko maanaam Sayyid Sukayri daan ne Cheikh Tidiane nangam wax ay affaire yu màgg daan ni ay kii ñuy xam mu ne ko waa ragalal yàlla yow diw ragalal yàlla man yii ngay wax xawma ci dara mu ne xoolal lum ci teg mu ne ma dagg feebar bi ca reen ga garab gi dama ko dagg ca reen ga lu tax mu ne parce que su ma ci noppi woon ñu bari dañ koy toxal di wax ne loolu am na dëgg la te boobu man maa nga fa ah oui loolu moom moo tax dara gënul garaaw koo xamante ne wax loolu moom moo tax même ñaari nit ñi bu ñuy wax kenn ki di défendre dëgg keneen ki di défendre caaxaan le minimum du toog naan gars yi nañ leen bàyyi seen biir la déedéet du loolu mooy le minimum de le minimum mooy au moins nga ne man day xam naa ni kii li muy wax moom dëgg la
loolu le minimum ah oui ah waaw maanaam ñàkk am position ci dara loolu la fi naafeq la naafeq moom mooy koo xamante ne amul position ci dara ah voilà ah voilà moom comme kakatar la day jël forme ak couleur fa mu ne kakatar mooy caméléon bu demee fenn rek na foofa mel rek lay mel du changer bu wax ji bëree. waaw amuloo fu dëgg nekk. non yow voilà bu boobaa da ngay noppi mais yow boo xamee ne dëgg gi fii la féete moom da ngaa war a jàppale camp boobu au moins. am na tamit ñoo xamante ne loolu tamit beneen problème mu ñàkk dëggu la ñoom da leen di leer ne kii moo am dëgg mais dañuy jéem a jouer ci synthèse ci non voilà wala ci statut social yi wala ci voilà wala yooyu di am ku ñuy jéem a yooyu ko wala dañuy am xaw a ragal kenn ki nii ragalu doote wala kii moo ëpp alal moo tax wala yooyu noonu wala kii moo ëpp tur wala yu mel noonu renommée wala yooyu alors que dëgg-dëgg la rek kenn du nat dafa am benn wax boo xamante ne xamaa ne Seydina Ali moo ko doon wax karamallahu wajhahu wala boog mu nekk wax bu arab yi di wax mooy laa yu'raful rijaal laa yu'raful xaq bir rijaal walakin yu'raful rijaal bil xaq kenn du xam dëgg di ko jaare ci gaa yi ci góor yi ci nit ñi maanaam tey kenn du ne ah diw ku wax nangam nga ni diw waaw kon de dëgg la affaire bi demewul noonu dëgg la ñuy njëkk a xool ba pare bu ñu xamee ni lii mooy dëgg ñu doog a xool ka ko wax maanaam dëgg mooy balance bi ñuy xoolee valeur nit ñi mais pas nit ñi la ñuy jël def leen départ point de départ pour après xam valeur mbir yi déedéet. loolu tamit beneen point la moo tax dëgg moo xam-xam ñoo yam ak sagesse comme niñ koy waxe puso bu réer la xale mën na ko for mag mën na ko for ku am mën na ko for ku ñàkk mën na ko for ku ne mën na ko for puso rek bu réer la ah oui ki muus nag mooy ki nga xamante ne fu mu ko fekk jël ko kooku mooy ki muus mooy ki nga xam ne moom fu mu ko fekk rek jël ko te fu mu féete rek foofu lay féete parce que yàlla ci boppam moom mooy alxaq mooy dëgg boo xoolee waa ahlu tasawuf turu yàlla boo seetloo bu ñuy wax yàlla alxaq la ñuy wax maanaam le vrai parce que ñoom loolu moo important dëgg mooy yàlla fi yàlla féete rek fa la ñuy dem féete ji waaw lam na nii la rek noonu la bu dee du nii ñu ne du nii loolu moom moo war lii mooy li jaadu lii mooy li war kon tey xam naa tey kiiwuñu sax mais alhamdulilah voilà wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin